asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV ci seen émission bi di ànd xeex coronavirus mu nekk mujjeelu émission ci ayu bés bi waaye tamit mu nekk mujjeelu émission bu ñu jagleel ànd xeex coronavirus dina am nag yeneen émission ci yeneen anam waaye format bi la tey ji lay jeex ci télévision bi dañuy daal di ki nga xam ne tey mooy nekk suñu dernier invité mooy monsieur Bara Ndiaye di maire Meouane dinañu waxtaan ak moom tamit niñ ko defee ak yeneen collègue am yi ci liggéey bu muy liggéey au niveau de sa commune dañu waxtaan itamit ak moom ci gis-gisam ci li nga xam ne mooy plan de riposte au niveau national ak décision yi nga xam ni son excellence le président de la république Macky Sall jël na ko ni ñu koy defee bés bu nekk yi tamit dina ñëw ci xayma bés bi nañ ci ànd ak El Hadji Mamadou Ndiaye tey nag encore ñu ràññeewaat ni am na ñeenti nit ñu ñàkk seen bakkan ci mbas mi di coronavirus li ci ñàkk seen bakkan bi mu tàmbalee le 2 mars ak léegi toll na ci téeméer ak ñaar fukk ak juróomi doomu aadama ñu nga xam ne mbas mi yóbbaale na leen ci bésu àjjuma tey bi am nañu téeméer ak fukki cas yu bees téeméer ak fukki cas yooyu am na ci fukk ak juróom-ñeenti cas communautaire démb fanweeri cas communautaire la woon waaye nag ci wàllu wér gi tamit gis nañu ni juróom-benn fukk ak juróom-ñaari nit wér nañu ba ñibbi seen ay kër ñu desandi rek am 2372 personnes yu nga xam ne ñu ngi nekk sous traitement dañuy ànd ak El Hadji Mamadou Ndiaye ci faram-fàcce bi ak ci xayma bésu teyu àjjuma ji. ci junni ak juróom-ñaari fukk ak juróom-ñett test yi ñu xam ne jot nañ ko téeméer ak fukk ñoo ci positif ci ñooñu juróom-ñett fukk ñoo ci cas contact mooy maanaam ñi joxasoo woon ak ñi am u ñu yore doomu jàngoro ji am na ci benn cas importé bi jógee aéroport international Blaise Diagne foofu lañ ko enregistré am nañ ci ñaar fukki cas ak juróom-ñeent ñi nga xam ne ñooy transmission communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo am doomu jàngoro ji te dañoo seetluwul fan lañ ko jëlee ci ñooñu nag Pout am na ci 4 mooy ñeent Guédiawaye am na ci ñaar Mariste am na ci ñaar Ñaari Tali am na ci ñaar Plateau am na ci ñaar Thiès am na ci ñaar Touba am na ci ñaar Bargny am na benn Allée des Centenaires am na benn Diamniadio am na benn Fann am na benn Khombole am na benn Liberté 2 am na benn Mbour am na benn Mermoz am na benn Ouakam am na benn Popenguine am na benn Yarax am na benn Yeumbeul am na benn zone B am na benn ci ñi nekk hôpital mun nañu wax ne que tey juróom benn fukk ak juróom-ñaar am nañu tan ba dinañu génn incha allah fanweer ak juróom-ñett ñu ngi ci réanimation yi ñeent doomu aadama ñoo jot a génn àdduna dem alxamis ñaari fan ci weer ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal seen mbokk di leen ñaanal yàlla xare leen ajjan malade yeneen malade yi des ñu ngi am tan jërëjëf El Hadji Mamadou Ndiaye ci xayma bésu tey bi ci àdduna bi bu ñu xoolee yi tamit ba léegi rek jàngoro ji mi ngi wéy di fa lëmbe ndax tey ji jege nañu lu mat fukki million ak benn doomu aadama yu am doomu jàngoro bi di cas yu bees muy 10 993 124 personnes waaye tamit am nañu plus de 524 000 décès ñu nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ñi ci wér romb na juróom-benni million ci àdduna bi kon nag ñu gën a rek fagaru gën a respecter les gestes barrières di jaajëfal également ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur ci liggéey bu am solo bi nga xam ni ñi ngi koy def di jaajëfal le ministre de la santé ak l'ensemble du gouvernement ci mesures yi nga xam ni jël nañ ko pour accompagner askan bi ci lii di mbas mi li nga xam ne aussi moo ñu ci gën a amal solo moo di ni rek la loi de la réciprocité maanaam ku la ko sabañ nga ndóbbin ko loolu moom mooy li nga xam ne rek moom la ñu ràññee ci
maanaam li nga xam ne mooy état Schengen yéen rek ñoom dañuy tëj seen ay réew pour Sénégal loolu nag ministre bi nga xam ne moom moo yor fànn boobu transport aérien wax na ci ak tourisme wax ne képp ku nga xam ni jël nga décision ni doomu Sénégal du dugg sa réew yow it sa doom du dugg ci suñum réew ma sopp lool li nga xam ni Mamadou Ibra Kane def na ko muy chronique bu am solo bu nga xam ni mën nañ ci jàngat lu bëree bëri ndaxte tey yaakaar naa ni su moytu di am ñun waa Afrique ñun ñoo war a moytu waa Europe ndax bu jàngoro ji jógee ca Asie jaar ca Europe bu ñëwee ci dunu Afrique ci ñoom la jóge ñun fii ñuy wax ci Sénégal bu ñu fi toogee di wàññi ay cas di wàññi ay décès c'est parce que doomu Sénégal bu nekkoon ci Europe moo ñëw indi ko fii muy cas importé kon la fa am doomu jàngoro bi ca Europe amu ko ci Afrique amu ko ci Sénégal li ñu deele ci ay doomu aadama limba na mu toll ñaanuñu yàlla am ko ci Sénégal kon bu ragal di am ñun ñoo war a ragal a dem Europe bu ragal di am ñun ñoo war a ragal waa Europe kon je pense que tey jii li nga xam ne Sénégal jël na ko ci wàllu décision boobu moo di ni mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam te fulla ak fayda dafa baax tey jii Europe bu ñu leen dawul ñun ragaluñ leen moytuwuñ leen ñoom waruñu ñoo daw di ñu ragal di ñu moytu bay wax naan ay état Schengen doomu Sénégal du fa dugg loolu moom je pense que nañ ci sax nañ ci dëgër ñoom sax ñu ngi commencé woote waxtaan et je pense que le Sénégal aussi n'acceptera pas aussi voilà d'être une victime désignée par les pays de l'espace Schengen dañuy daal di ñëw rek ak ki nga xam ni mooy suñu invité tey muy monsieur Bara Ndiaye nekk maire de Meouane dans le département de Tivaouane dinañ ko bàyyi mu nuyoo ak askan bi daal ñuy présenter la commune de Meouane monsieur le maire ñi ngi lay nuyu di la dalal ci ànd xeex coronavirus fii ci ITV. waaw jërëjëf Malick maa ngi leen di nuyu téléspectateur ITV yëpp di nuyu waa Sénégal particulièrement nag waa Meouane yi nga xam ni foofu laa fekk baax di leen ziar di leen jaajëfal yéen it wax dëgg fa yàlla ci invitation bi ngeen ma invité tey. tey boo ñu doon présenter la commune de Meouane pour ñi nga xam ne xamuñu ko wala boo ko bëgg faa dem te xamuñu fu ñuy jaar Meouane fan la situé wu ak nan nga ñu koy présenter ci wàllu démographie ci wàllu géographie ak yu mel noonu. waaw tey bu ma doon defar carte d'identité Meouane dama la naan Meouane benn commune la bu nekk ci département Tivaouane bokk frontière ci penkoom ak commune bu mel ni bu Koul. ci bët gànnaar commune Ngaye ak commune Kaba Gueye ci sow bi mu digaloo ak commune Daaru Khoudoss ci li nga xam ne moom mooy bët Saloum commune Pire ak tuuti commune Taïba Ndiaye ñoom ñoo ko féete foofu ci dayo lu mat lu jigee juróom fukki junni doomu aadama ñi ngi fay yeewoo ci lu toll ci juróom ñetti fukki dëkk ak juróom-ñeent 89 villages muy commune boo xam ne si activité ba fa gën a dominer mooy wàllu exploitation minière mines yi ndax pour misaal rek fu ICS tey miinam ci commune Meouane la nekk waaye boo dawee tuuti dem ba Diogo GCO bi nga xam ne moom mooy exploiter zircon foofu la nekk mu mel ni am na yeneen potentialité minière yoo xam ne siit découvrir nañ ko fa mais tàmbale guñ ko fa exploiter mu nekk commune boo xam ne siit également bay am na fa doole ndax bu ñuy wax ñam bi ci Sénégal yaakaar naa commune u Meouane bokk na ci commune yi nga xam ni ñoom ñooy les communes productrices de manioc moom Meouane sax lañ ëppee lu ñuy produire ñam bi bu ñu paree jaay si ko Pire am na it yeneen xeetu activité notamment la vannerie maanaam rab panier yi ngay gis ñu di ko exposé tout au long de la route nationale 2 à 80% production bi commune Meouane la jógee donc c'est une commune boo xam si activité minière am na fa agriculture dañ ko fay def mais artisanat également dafa am doole.
macha allah mu nekk commune bu nga xam ni naam c'est une commune rurale mais commune la bu nekk en pleine expansion nekk yi tamit commune bu nga xam ni ci wàllu ni ñu ko waxee rek industrie ak lu ni mel yàlla def na fa barke ci suuf si ba bëri na ay sociétés yu nga xam ni ñi ngi ci dig-digal boobu alors monsieur le maire donc mu mel ni que bu commune tollee noonu mel noonu am lu mat 89 villages am activité yu nga xam ni ma nga fay am dox beeg daje bi dina fa bari mu nekk yi tamit commune bu nga xamante ni kon ci wàllu xeex coronavirus kenn waru leen ci gën a jël ay matuwaay le 2 mars la jàngoro ji dugg ci réew mi président de la république jël ci ay matuwaay yu am solo booba ak léegi yéen ñi nga xam ni yéen a nekk ci gox-goxaan yi yéen a ngi doxal politique ak vision bi nga xam ne moom la président de la république Macky Sall di doxal alors ci fàll boobu d'abord ban appréciation nga am au niveau national ci plan de riposte national bi nga xam ne moom la ñu samp pour xeex coronavirus bi. waaw foofu li ma ciy wax rek mooy ku ne xam na ni mars ndorteel mois de mars wax nga ko léegi le 2 bi ñuy annoncé le premier cas de Covid au Sénégal nekk na loo xam ni si nekk na lu betti ñëpp parce que jàngoro bi ni mu bindoo ak ni mu duggee ci àdduna bi amul benn réew boo xam si mën nañ njort ni préparé woon nga ko. parce que lu ko jiitu ay weer rek ci ginnaaw. wala ñaari weer nit ñi ci yeneen projection ci yeneen i projet ci yeneen i dynamique la ñu nekkoon mais Covid ñëw daal di bouleverser li nga xam ni moom mooy quotidien wu état yi quotidien wu ménage yi quotidien wu entreprise yi quotidien wu acteurs yu bëri ñun nag à Mewane bi nga xamee ni déclaré nañ au Sénégal le premier cas ñu doog président de la République daal di àddu wax ak askan wi jël ay décisions yu am solo ci ay dogal yu am solo dafa invité également collectivité territoriale u Sénégal yëpp ñu dugal seen loxo bu baax ci xeex mbas mi ñun xaaruñu sax pratiquement ñuy dugg ci état d'urgence ak ci yenn programme yi nga xam ni moom la ñu jot a gis yëpp parce que fagaru moo gën faju la olof wax moo tax ñun ba mu amee dañoo daal di woote benn ndaje bu mag boo xam ni ña ca mënta bañ a teew ñëpp woo nañu leen jël suñuy disposition xam ni ñun dañu di zone boo xam ni marché hebdomadaire maanaam luuma dafa am waaye tamit dañu nekk sur la route nationale am gare routière boo xam si ñu bëri dañ fay ñëw di fa dugge dem beeg dikk bi maanaam dañu ubbeeku bi loolu amee nag ñu woo te daal di teg kuréel goo xam si mooy xeex li nga xam ne moom mooy mbas mi ci commune bi ñu liggéey ci ak ki nga xam ni moom mooy le sous-préfet de Mewane liggéey ci particulièrement nag ak ñi nga xam ne tey ñoom la yàlla dogal ñu nekk ci bérébu fajukaay yi di poste de santé yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci commune bi ñu teg suñu taxawaay daal di insister sur la sensibilisation nga xam ni suñu ay agents suñu personnel ñoom la ñu boole ak les infirmiers nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune bi parce que dans un premier temps amuñu cas waaye li ëpp solo mooy naka la ñuy sensibiliser nit ñi wax leen yee leen ba li nga xam ne moom mooy mbas mi ñu xamit nan la ñuy dundee ak moom ak it naka lañ ciy mucce ci loolu ñu jël ci li nga xam ni suñu ay koppar la boobu sax benn disposition président de la république jëlagu ko woon ndax ci biir la ñu autorisé collectivité territoriale yi ci bëri ñu mën a daal di jël ci seen ay koppar yi ñu amoon xaw a ci mën a indi ay modification ay réaménagement budgétaire pour mën a dajale ay ressources yoo xam si dañ koy allouer li nga xam ni moom moo di ménage yi waaye ku ne xam na ni bu ñu ñëwee ni tëj leen marché yi te Mewane am benn luuma bu mag boo xam si daf ko seq ak dëkk bu mel ni Ngaye Mékhé muy altine dañoo daal di xalaat ni ñii nga xam ni ay borom kër lañ ay yaay yoo xam ni amuñu lu dul ñëw jaay si li nga xam ni moom moo di seen ay produits notamment seen ay panier bu ñu ko ràbbee ci altine ji te ñooñu mënatuñu am luuma ndax dañu jël ñun anticiper avant même ñuy dem vers la fermeture des commerces dañu anticiper daal di tëj marché hebdomadaire bi parce que xam nga ni liñ ci bi ñu xamee ni dajaloo la jàngoro bi di bañ dañu anticiper bi ñu anticiper daal di ci waxtaan ak kilifa yi ñu jël dogal tëj marché bi mais ku ne xam na ni bu ñu tëjee marché activité amagul dem ak dikk amatul transport daal di xaw a doy waar dafay laaj communes yi ak collectivités yi ñëpp jël ay dogal daal di leen di jàppale ci loolu ñun li ñu gën a na insister ginnaaw sensibilisation ak produit
yi nga xam ne dañ ko jënd mettre ko ci endroit yi nga xam ne day recevoir un peu partout du monde ay fu ci mel ni mairie sous-préfecture marché yeeg yooyu jël ay produits ak ay matuwaay daal di ko fay teg pour que nit ñi mën ci xeex li nga xam ne moom moo di mbas mi. mais ci loolu it ñu daal di teg benn stratégie boo xam si dañu wax ni képp koo xam ne si da nga nekk gan te jóge bitim réew wala foo jógee foo xam si jàpp nañ ni mbas mi am na fa wala wane xam nañ ko fa na nga ñëw signalé wu wala boo ñëwee rek na nga daal di dem daal di autoconfiné wu maanaam mettre sa bopp en quatorzaine ba diir bi jàll ba ñu xam ni amoo xeetu jàngoro bi. ci loolu ñu am lu ñu jël suñu ay secours yi nga xam ne dañ ko jagleeloon néew ji doole yi daal di ciy sàkk aslëf waaye man en tant que monsieur le maire nga xam ne dañ ma voté loon carburant boo xam si moom moo ma waroon a permettre ma fonctionner pendant 1 an ma jël ko daal di koy mettre à la disposition du comité ñu nekk suñu ay ressources yi nga xam ni moom la ñu xeexe mais yamuñu ci loolu bi ñu paree daal dinaay engagé toujours ressources yooyu nga xam ni sakkanaloon nañ ko jël ci lu toll ci fukki millions ak ñeent yu teg jënd ci juróom fukki tonne ceeb daal di koy séddale ñi nga xam ne jàpp nañ ni daañu ko soxla ak yeneen yoo xam ni dañu ko ànd ak ki fi teewal état bi di ci waxtaan lépp loo xam si matuwaay la ñu jël ko di partager information yi infirmiers yi nekk ci kanam ba tey jii ñuy wax yàlla suñu borom musal nañu amaguñ benn cas buñ ñu signalé ci territoire commune bi. macha allah monsieur le maire alors leneen li ñuy ñëw mooy wax nga ko léegi muy mbirum ndimbal gi di dund bi ñu doon dimbalee askan bi ndax xam nga ni bu ñu tëjee luuma yi dem beeg dikk bi demeetul noonu njaayum ñàmbi ji tamit doxatul faaw ngeen jàppale askan bi pour ñu am lu ñu suturloo ci loolu président de la république am na lu nga xam ne ndimbal la gu mu jagleel ñenn ménage yi alors ci commune bi foofu. à part li nga xam ne yéen joxe ngeen ko ak li état bi joxe naka ngeen ko séddalee ba nga xam ne dem na ci ñi ko yelloo dëgg-dëgg. waaw ndimbal bi ni ñu ko séddalee ni mu ñëwee déjà dafa am ñi nga xam ni ñoom la ñu nekk ci li ñuy duppee registre national unifié muy registre national unifié boobu mooy sàq mi nga xam ni képp koo xam si dañoo jàpp ni sa loxo jotul sa ginnaaw wala buñ ko doon wax ci olof dañ ci tubaab dañ naan ñi nga xam ne dañuy dund en dessous du seuil de pauvreté. ñoom lañ ci répertorier ñu toll ci daanaka lu mat 3 téeméeri junni njaboot yoo xam ci ay njël dañ cee bokk waaye président de la république xam ni ndimbal mi faaw mu gën a yaatoo mu daal di ni kon nañu ciblé pratiquement 1 million de ménages yoo xam ni dañuy tëb maanaam juróomi téeméeri junni ménages yi nga xam ne ñoo newoon ci registre national unifié bi mais daal di koy ful multiplier ko par 2 pour que ndimbal mi gën a yaatu néew ju doole fu mu nekk ci Sénégal gi ci boppam. malgré nag problème yi ñu ci wax yépp ak it polémique yi nga xam ni bon am na ci te pratiquement amul njariñ dafa nekk loo xam si lu am solo la. parce que imaginez ñu jël pendant 2 mois ñetti weer ñu tëj dem ak dikk kenn dematul. nga xam ne dañ daan xëy takk seen saret dem marché am ci dara mënatu ñoo dem ñi nga xam ne dañ daan dem di kalandoo mënatu ñoo daw ñi nga xam ne dañ daan yor horaire mënatu ñoo dem ñi nga xam ne dañ daan jaay si mënatu ñoo ñëw ñooñu ñëpp bu ñu toogee te daanaka résilience bi nekk loo xam ne si lu doy waar la amuñu doole faaw nguur gi jàppale leen. nguur gi mënoon na ni sax day def transfert monétaire yëkkati xaalis joxe ko comme ni ñuy defee programme de bourse de sécurité familiale ni ñu koy jote mais xam nga jiite aussi xalaat la. tëralin ak réfléchir moom moo tax ñu jàpp ni xañ na bu ñu jëloon xaalis transféré ko jox ko nit ñi mën nañ koo dugal ci leneen loo xam ne si amaana dina leen mettre après dans des situations looloo indi en vérité transport achat de vivres mettre ko à la disposition ñun bi ñu ci amee suñu lim am nañ ci registre national unifié bi lu toll ci 1,000 ak juróom fukki njël maanaam 1080 ménages yoo xam si déjà ñi ngi woon ci RNU bi mais bi ñu defee extension bi parce que dafa nekk 550 000 ménages ñu war ci yokk 450 000 ménages bi ñu defee extension ñun am na yeneen juróom-ñetti téeméeri njël yoo xam ne si ñëw na yokkuwaat ci lim bi ñu njëkkoon am muy 1,000 ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukki njël yoo xam ne si dañ leen a war a sélectionné ci commune Meouane daal di leen di identifier selon des critères de vulnérabilité ñu xam dëkk bu ci nekk nag dañ fa teg un comité villageois de ciblage parce que noonu la doon demee. yàlla dafa dogal man xamoon naa un peu jamonoy bourse de sécurité familiale nu mu doon doxe bi loolu ñëwee sous-préfet daal di woote ndaje expliquer mbir mi ñu partagé mu jébbal comité bi nga xam ne samp na ko ci commune bi
maire daal di koy jiite ci la ñu daal di wootee ñi nga xam ne ñoom ñoo fi toogal chef de village yi woo imam yi woo conseil municipal woo ñi nga xam ni ñoom ñooy APDC yi maanaam les acteurs porteurs de dynamique communautaire ñu daje bi ñu dajee comité dëkk bu ci nekk ñu tiireel la sa liste bi nga am ni la lii nga am ci RNU waaye li ci war a yokk ñu wooyee ko extension nangam nga ci am bi loolu amee ñu bàyyi dëkk yi ay fan lu toll ci une semaine fukki fan pratiquement dëkk yu ci bëri daje nañ ca penc ma ndax imam dafa teew chef de village bi teew conseil municipal ba fa nekk teewal fa maire teew mais ki nga xam ni moom moo jiite jigéen ñi ak ki nga xam ni moom moo jiite ndaw ñi ñoom noo daje ñu ne diw kat nañ jël diw nañ tànn diw bi kat dooleem néew na diw mi kat wax dëgg fa yàlla ku aajo am dimbal la liste yooyu la ñu remonté bi ñu ñëwee pratiquement comparé à beaucoup de localités ñun amuñu woon difficulté pour tànn parce que tànneef gi daanaka xamoon nañ li nekk ci RNU bi te ñooñu concerné wu leen woon li ci topp rek mooy ñi nga xam ni ñoom lañ ci war a ne yokk muy extension bi ñooñu lañ ko tase xool en fonction taayu dëkk yi mais également ñi nga xam ni bokk nañ ci ñi faral di dimbali di leen taxaw te xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw ñooñu la ñu jël ba bi liste bi matee ñu daal di koy stabiliser dajalewaat ñi nga xam ni comme niñ ko sàkkoo nag parce que bii yoon nekkul maire ak waa këram rek ñoom ñoo tëju. bi ñuy dajeet dañoo daje ak ñi nga xam ne dañoo bokk ci kuje gi li may wax ni télé laa toog di ko wax ñi ngi may dégg sous-préfet Mewane mi ngi may dégg ak ñeneen. toog am ay waxtaan nañ wàññi fii coow am discussion et cetera mais bi ñu demee ba mu leer ñu ni li ñu tëral baax na ñëpp gis nañ ci seen bopp te ñi ko mérito rek ñoo ci nekk ñu transféré ko noonu ba tey ji yaakaar naa ceeb bi ak li ci bëri ci li war a ñëw agsi na li nga xam ni moom mooy bons yi également kilifa gi signé na ko ba ñi ngi koy séddale ci ñi nga xam ni moo di dëkk yi yaakaar naa ni actuellement nii opération yi mi ngi déroulé wu normalement parce que amul lenn loo xam ne si dañ ñu ko ci signalé te mieux sous-préfet bi ñu ci waxtaanee daf ma ni nañu fexe ba bon dëkk bu ci nekk nañ xam seen i bon nan la toll RNU ak extension ñu dugal ko ci enveloppe boo xam ne si dañ koy kaste signé ko bu demee ndawul buur li nga xam ne moom moo koy yóbbu ci dëkk bi bu demee remettre ko chef de village mu woote ca penc ma nañu woote woon kenn ku ci nekk ñun la am sa bon ngi nii am yow Malick sa bon ngi nii am Baara sa bon ngi nii ñu dem kenn ku ci nekk dem ci point d'enlèvement yi nga enlever li nga xam ni loolu la nguur gi dimbalee ci wàllu mbas mi. loolu leer na monsieur le maire alors bu ñu ñëwee ci njàng meeg njàngale mi dañ ko njëkkoon jàpp le 2 juin waaye après bi ñu gisee ay cas de coronavirus ñu toxalaat ko ba bërki de moo jaay le 25 boobu fekkoon na nga jël say matuwaay au niveau de la commune ba école yi ak ñi nga xam ne njàng yeeg ñi leen di njàngal ñu jox leen matériel bi ñu soxla muy protocole sanitaire bi nga xam ni moom la seeni syndicat maanaam digle woon ci fànn boobu yi tamit ndax fi mu nekk nii ca Mewane remarqué wuñ fa benn rëq-rëq. alhamdulilah côté boobu amul benn manquement boo xam si bu ñu ma wax la ndax it nag recommandation autorité scolaire yi bi mu amee également dañoo xam ni ñun waruñu leen xaar ndax nag éducation c'est une compétence transférée aux collectivités territoriales. bi loolu amee ku ne xam na ni lii lu kenn xaarul woon la waaye situation bu bees nag comme on dit rek à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle da ngay adapté wu xool par rapport ak réalité bi ak fi jamono toll nga def loolu. ci bi ñu ne dañuy reprendre cours yi également teg protocole sanitaire wax ni école li lii la war a am lii la war a am disposition bii lañ war a jël lii ak lii ak lii war na fa am bu fa lii manqué bu kenn tijji ñun dañoo fexe ndax fasuma woon yéene mukk ñu toog ñu ne école tijji na kat dëkk sangam école tijjiwul parce que nangam ak nangam dafa manqué. donte xawoon nañ ci lott ci ay ressources dañoo daal di anticiper daal di jël suñuy matuwaay en terme de masque ñu dajale li nga xam ni jaadu na par rapport ak effectif yi ñu fa am yépp. en termes de gel et de produits ñu daal di koy dajale ut ko daal di ut li nga xam ni moom mooy dispositif yi war a nekk ci buntu école yi waaye tamit jël ay thermoflash école bu nekk Mewane jox nañ la bu gàttee ba gàtt benn thermoflash te loolu nekk na loo xam si c'était pour la sécurité et la santé de nos apprenants yi nga xam ni suñu ay rakk lañu suñuy doom lañ suñuy jarbaat lañ te ba tey ji may wax ak yow amul benn manquement boo xam si signalé nañ ma ko ñun bi ñuy keroog bi ma demee ñu def point bi pompe école yi def lépp ba mettre à disposition tout le matériel bi may dellu si sax Dakar laa dégg ci rajo bi ñu ni affaire bi finalement mujj nañ ko dàq donc pour vous dire que ñun jëloon nañ suñuy matuwaay ba pare woon nañ.
Alors monsieur le maire au niveau national bërki démb le président def dernier discours à la nation jëmale ko ci wàllu coronavirus bi mu nekkoon ñetteelu sorteem mu ni faw ñu concilier ñaari mbir muy li ñu tuddee d'abord urgence sanitaire maanaam sàmm wér-gu-yaramu askan bi ak urgence économique fexe ba askan bi delluwaat di liggéey pour suqaliwaat koom-koomu dëkk bi am na ñu jàpp ni président dafa daal di maanaam abandonné population bi ni leen yéen a ngoog jàngoro jàngoog def leen lu ngeen xam man sama yoon nekkatu ci am ñu jàpp ni président li mu def mooy li gën ndaxte bu économie bi doxul koom-koom bi doxul mbir mi dina gën a metti ci askan bi ban jàngat nga ci am yow balaa ñuy yëkkati jotaay bi. sama xalaat mooy ñeneen ñi maanaam ñi nga mu jëlim ñi ni président li gën ci nit ñi la def li war a am la def te it li nga xam ni moom mooy may suñu kenn ku nekk jàmm ci ñun loolu la def man ñooñu laa àndal. pour une raison très simple parce que mbir mi dafa doon loo xam si par loo waru ci am lii loo xam si lu yéem ku mu waarul yéemu la dara mënu la yéem ndax jamono ji kenn ku ci nekk am na ci lu mu la daan fekk am na loo nisaroon am na loo programmé woon mais programme suñu borom nag moo ëpp doole programme yëpp. mbir mi bu ñëwee nag nañu xool li nga xam ni noonu la ñuy permettre tey ñu wan àdduna yëpp parce que commencé nañ ko parce que l'Afrique s'est montrée plus résiliente que le reste du monde kooku kenn nekkatu loo xam si sujet de discussion la waaye li am ba des mooy président de la République bi muy jël mesures yi mu njëkk a jël waxoon na ni fuñ ci mën a toll ci xeex bi ak lu situation bi laaj État du Sénégal dina ko jël en toute responsabilité te bi ñu xoolee déjà depuis le 11 mai bu ngeen fàttalikoo bokk adresse à la nation président boobu waxoon na ni daañu xool naka la ñuy def mais lu ñu ciy def dañ koy def en rapport avec recommandation autorités sanitaires yi parce que en vérité Malick bu ñu xoolee gan la goo xam ni bu la ganesee te xamu kañ lay dellu te mënoo jàpp ci loxoom di ko génnal déjà da nga koy xeex te mënoo ko gis nga di ko daw te xamoo fu mu nekk kon c'est pas évident kon li ñu mën mooy adaptation boobu ñuy wax tey àdduna bi yëpp fu mu tal France Covid jeexu fa États-Unis Covid jeexu fa gis nañ sax président bi taxaw ni man damay tijji restriction yeeg yooyu kenn du ko fi indi nit ñi marche donc dafa nekk loo xam si dafa bett ñëpp looloo waral situation yi fi dégg yëpp mais gis nga ni Sénégal bi ñu tëjee dem beeg dikk bi mais toog nañ dégg chauffeur si gars ñëpp di kaas dañuy wàcc ci mbedd mi nañ tijji nga gis commerçant yi ku ney wax parce que situation bi suñu économie moo bindoo noo xam ni Malick gis nga tey am na yoo xam ne si balaa ñuy balaa ñuy togg xëy di taal cin dañuy xëy dem marché am fa lañ fay am daan fa seen doole doog a ñibbisi am ñoo xam ne si dañuy toog timis teg seen taabal di jaay cere wala ñuy jaay fonde wala ñuy jaay sandwich wala nga xam ne da ngay ubbi sa mayga di liggéey ñooñu ñëpp bu ñu tenirul compte ci seen activité ba pare bëgg ne rek ni dañuy tëj lépp arrêté lépp ba affaire bi dem ñuy doog a ubbi loolu waxuma la réew mi parce que institution yi mën nañu tenir mais dañoo jaboote ñoo xam si seen loxo dafa jotul seen ginnaaw te askan wi ay jàmbaare ci ne ay néew ju doole yoo xam si dañuy liggéey di daan seen doole mais dafa metti il faut que nag ñi nga xam ni adduna yëpp moo fa am ñëpp d'accord nañ ne ni feebar bi kenn xamul kañ la ci donc il faut s'adapter il faut être résilient mais tout en étant résilient aussi ne ñu jël suñuy matuwaay maanaam matuwaay yi nga xam ne war nañ koo jël takk suñu masque di raxas suñuy loxo fu mu toll waaye tamit di dandante ak it lépp loo xam si daje bu amul njariñ la ñu dakkal ko loolu bu ñu ko saxoo te mënuñu fee jële feebar bi te mënuñoo nag tëj suñuy activité demuñu tool demuñu marché duggatuñ transport dematuñ fen loolu mënta nekk faw nag ñu xool li nga xam ne tey mooy ñoŋal suñu wér-gu-yaram waaye tamit mooy tax koomu réew mi du nërmeelu doomu aadama yi aussi du ñu nekk ci mbedd mi di nekk ci yenn tolof tolof te nguur gi nekk fi donc ces deux logiques là il fallait les concilier et je pense que c'est en toute responsabilité dispositions yi nga xam ne monsieur le président de la république jël na ko te nekk loo xam si lu àdduna yëpp mën a d'accord la ñëpp a ci ànd et je crois que mënuñu lu rafetlu ko maintenant ku yaakaar ni leneen mar nga ko wax it wala am nga yeneen position it damay dégg ñu bëri nag ñuy critiquer mais tey dafa fekk booy wax nag dafa am position boo xam si boo ci nekkee di nga mën a wax waaye am na tey ji néew ji doole boo xam ni bu xëyul génn këram dem ñàkkante ko ci mbedd mi waa këram du ñu añ wala du ñu reer donc ñooñu aussi bu ñuy juger wala ñuy wax wala ñuy jël position nañ leen sóoraale loolu am na solo tey boo ma doon mandargaal ci benn baat luy mandargaal doomu Mewane lan nga may wax sëñ Bara balaa ñuy yëkkati jotaay bi doomu Mewane day fu mu mën a nekk ak lu mu dooleem néew liggéeykat lay doon di dunde ñaqam
am yar ak teggin te gëm suñu borom nag doyloo ko loolu la doomu Meewaan yi baaxoo loolu lañ gis ci ñoom loolu tax moo tax suñu ànd ak ñoom gën a yomb maintenant li ci des nag li xew fépp moo fay xew li am fépp moo fa am waaye ñi ngi góorgóorlu parce que liggéey rek lañ xam bay dunde transport dem ci dem tefes ñii di dugg géej ñii nekk ci mbaal yi ñii nekk ci kii di jaay ci lu may nekk ci Sénégal te loolu rek moo am solo réew mi nag li tax mu xaw a doy waar ñu bëri dañoo gëm ni léegi mënees naa dund wala tegg ci ay lijjanti te loolu yàlla mooy ko doomu aadama nit day ñaq di dund am jom liggéey te doyloo suñu borom te loolu yaakaar naa ci la ñu xam doomu Meewaan ma di leen nuyu ñoom ñëpp encore une fois ñu di ay nit ñu jàmbaare lu day suñu borom rek moo ko am waaye la ñu am ñoom doyloo nañ ko te ñu ngi góorgóorlu nag te yaafus moom yaakaar naa du fa ñàkk nag mais am bariwu fa te loolu nekk na loo xam si lu jara sant yàlla la. merci beaucoup Bara Ndiaye muy maire de Mewane di suñu naatango di taskatu xibaar xam nga moom moo jiite woon maison de la presse donc mu nekk kilifa gu am solo ci wàllu politique ci diwaanu Kajoor googu nga xam ni ñoo ko digdigaloo te ñoo ko bokk jërëjëf sëñ Bara jërëjëf suñu mbokk yi bii nag mooy mujjeelu ànd xeex coronavirus ci format bi la dinañu indiwaat yeneen émission di ko ànd ak yéen toujours di xool nu ñuy def ba dab seen bànneex jaajëf ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci jàpp ci liggéey bi booba ak léegi di toll ci 4 weer ñuy xeex coronavirus Khalifa Diakhaté door ko ba ca yàgg mu jox ma lenge yi man it ma def ci sama kéem kartan ba ñu egg fii ànd ci ak équipe technique bi yépp ñu jàpp ci liggéey bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal